amul góor amul jigéen bu ñëw ci yow moom du la tàggoo waaw nañ bare moom ndax ñu mën ko waaw waaw. Faggandiku di émission bu leen rajo Afia FM di digtal àllarba bu jot bu juróomi waxtu jotee ci ngoon jàpp juróom benn xoddiku ci bi nga lakkaleegul di lu wóor teel a jukk ci wàllum pàcc ci boo yëgee tawat di li gën faggandiku di dalal ay waxtaan yu am solo jëm ci wàllum wérgu yaram ngeen di ci ànd ak seen xarit Fama Diang wér-wérle amul njëg. moom jàngoro ji amul góor amul jigéen bu ñëw ci yow moom du la tàggoo waaw nañ bare moom ndax ñu mën ko waaw waaw. Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Faggandiku dafa baax ci doomu aadama rawatina ci li jëm ci wàllum wérgu yaram waral seen émission Faggandiku di dalal docteur Fatou Kébé di dentiste ci hôpital général bu Grand Yoff ñu fas yéene waxtaanee lépp lu jëm ci bucco-dentaire carie dentaire di bëñ bu bënn lan moo koy indi mauvaise haleine di gémmiñ gu xeeñ naka la ñuy def ba moytandiku ko waaye it naka la ñu war a toppatoo suñuy bëñ àllarba bii lay doon fukki fan ak juróom-ñett ci weeru juillet ci seen rajo Afia FM 93.0 ci seen émission Faggandiku ngeen di ci ànd ak Fama Dieng mbokk yi mën ngeen a woote ci 88 628 05 05 88 628 05 05 ngir indi seen i laaj bu ko defee rek docteur Fatou Kébé indi ay leeral ci lépp lu leen jaaxal ci wàllum bëñ mbokk yi kon bu ko kenn wute àllarba bii ci rajo Afia FM ak seen émission Faggandiku. jërëjëf Bachir Cissé mi nga xam ne moo ñuy fare ci wàllu xarala gi jërëjëf mbokk yi nga xam ne ñoo sàllu di déglu seen rajo Afia FM ñu dellu siwaat ci àllarba bi ci li nga xam ne nag mooy émission Faggandiku ci ponk bu am solo jëmale ko rek ni ko bande annonce bi waxee ci li nga xam ne nag moom mooy feebaru bëñ ci biir loolu nag ñu daal di rek invité ki nga xam ne mooy docteur Ndeye Fatou Kébé Diop moom nag mu ngi liggéeyee ci hôpital général bu Grand Yoff defe naa ne mu nekk suñu dëkkandoo moom nag mu ngi faj ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu bëñ yooyu maanaam chirurgie dentaire li ëmb chirurgie dentaire nag daal di bari lool dinañ ko farang fàccee mu wax ñu lu ci nekk lan moo ciy taxawaayam naka lañ ciy fàggandekoo comme ni ko émission bi di waxee ku mu dalit ñoom naka lañ ciy taxawee ba nga mën a am tawféex balaa ñuy sori dañuy bàyyi docteur ak kàddu gi mu nuyoo saafonteeg mbokk yi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu kon docteur kàddu gaangoo. Salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp man la docteur Ndeye Fatou Kébé Diop chirurgien dentiste la hôpital général de Grand Yoff léegi maa ngi xaar seeni laaj seeni suggestion ak lépp pour ñu mën a tontu ci maladie bucco-dentaire yëpp ak ci naka la ñuy def ba moytu leen. jërëjëf docteur kon mu nekk lu am solo bu fekkee ne tey jii dañu wax ne bëñ dafa bokk ci li nga xam ne dina yombal li nga xam ne mooy dundu doomu aadama bi mu nekk lu am solo lool yéen nag ngeen taamu faj loolu nga xam ne moom mooy bëñ yi ci lépp li nga xam ne rek daf koy mën a gàllankoor tey nga wax ñu seen liggéey lan la ëmb lan la ëmb ak it solo bi nga xam ne am na ko ci dundu doomu aadama lii nga xam ne moom mooy bëñ balaa ñuy dugg nag ci bu nekk lan moo koy indi nan lañ koy moytoo bu fekkee ne nag ñëw na naka lañ ciy taxawee ba mën koo saafara kon rek nga wax ñu lan moo ëmb li nga xam ne mooy chirurgie dentaire. waaw balaa may yegsi si loolu damay wax ne que carie dentaire mooy maladie bi nga xam ne mooy attaqué bëñ yi moo nekkoon 3e fléau mondial. mais ak avènement sida bi ñu pousse ko ba mu nekk 4e fléau di fàttali ni si tamit ne gémmiñ mooy porte d'entrée organisme bi donc gémmiñ mooy buntu yaramu nit ki donc il faut que ñu am ci il faut ñu sellal ko boole ci set di ko toppatoo ci li ma mënut wax rek ci chirurgie dentaire bi mooy maladie yi bari nañu
di nga ci gis ay comme lu ñuy tuddee carie dentaire mooy maladie bi ñëpp a gën a xam maladie yi nga xam ne day attaqué siiñ bi ak yax bi loolu mooy maladie parodontale ñu ci gis tam ay maladie yeneen façon maladie muy ay cancer ay yeneen maladie yi nga xamante ni tamit day attaqué yeneen organes yi ci nit ki. jërëjëf docteur kon mu nekk lu am solo bu fekkee ne tey jii wax nañu ne lii di feebaru carie jëm ci bëñ yi bari na ba ñu wax ne mooy 4e fléau kon mu nekk rek loo xam ne yéen taxawaay boobu yéen a ngi ci waaye wax nga lu am solo nee nga li nga xam ne moom mooy bëñ mooy porte d'entrée bu doomu aadama bi ndax lépp loo xam ne rek yaa ngi koy jëfandikoo ci gémmiñ googu lay aw wala bëñ tey lan moo indi bëñ yooyu feebaru bëñ yi bari nii ci réewum Sénégal. feebaru bëñ yi bari nañu parce que ñun ci la ñu nekk nii di liggéey surtout parce que nit yi bu yàgg ba daaw ñu toppatoo affaire u bëñ sax daaw ñu ko toppatoo léegi nag ñun ñu ngi nekk di ñaax nit yi di leen sensibiliser ñuy dem di toppatoo seeni bëñ même bu la dara mettiwul nit ki war na dem ci dentiste mu xool gémmiñam lu ci am parce que carie dentaire mën na nekk li nga xamante ne day évoluer ndànk te du am douleur mais boo ko teelee saytu ñu teel ko gis mën nañ ko faj li ma waxoon sànq maladie siiñ bi mooy ak maladie yax yi nekk ci suufu siiñ bi lu ñuy tuddee maladie parodontale loolu tamit boo demee seeti dentiste mun na la ci teel a dimbali parce que ci maladie parodontale bi loolu tartre bi mooy évoluer mooy attaquer gencive bi dem ba ci yax bi créer ay problème mais boo dee dem ci dentiste même bu la dara jotul ngay xool moom dina la ci mën a indil saafara ba nga xam ne loolu du la daal fi mu nekk nii ñoom ñun chirurgien dentiste yëpp à travers association des chirurgiens dentistes du Sénégal à travers la division de santé bucco-dentaire du ministère de la santé à travers l'amicale des femmes chirurgiens dentistes ñu ngi œuvrer ci sensibilisation boobu pour nit ci xam ne que gémmiñ dafa war a set te gémmiñ day am ay maladies yi nga xamante ne day gàllankoor nit ki. waa jërëjëf docteur defe naa ne am na lool solo waaye ku xam réew mu mel ni Sénégal gis ne feebar dara bañ la metti nga jóg faju lu jafe-jafe la kon defe naa ne sensibilisation bi dina ci am lool solo li nga xam ne nag moom moo jëm ci wàllu carie yooyu allo mu mel ni dafa am ku nekk ci ligne bi allo waaw kon ñu wéyal rek bu fekkee ni dafa mel ni portable mooy sonné kon ñu jéem koo tëj rek parce que mu ngi dugg ci li nga xam ne moom mooy son bi kon ñu gis rek ne li nga xam ne moom mooy bëñ docteur Ndeye Fatou Kébé Diop bu hôpital général bu Grand Yoff nee na mooy 4e fléau ci feebar yi nga xam ne sonal na askan wi nga xam ne ñu ngi yeewoo fii ci Sénégal kon mu nekk lu ñu war a taxawe wax na ne it li nga xam ne moom mooy gémmiñ nekk na loo xam ne mooy porte d'entrée ci lépp li nga xam ne rek mu ngi dugg ci biiru doomu aadama ci nit ki kon it loolu it nekkaat lu am solo man nag dama dégg nga wax carie wax li nga xam ne mooy feebar yi dal ci ciiñ mi ba wax li nga xam ne mooy cancer ndax cancer itam dafa feebar boobu dafay yëpp li nga xam ne moom mooy bëñ ak fan lay toll ba cancer boobu daal di ñëw. xam nga carie dentaire day évoluer parce que ku xam bëñ xam ne que bëñ dafa am ay couche nga xam ne bon ñun ñëpp jàng nañ ko école primaire la dent comprend 3 parties mooy couronne bi racine bi ak collet bi relier couronne bi ak racine bi mais carie bi lu muy njëkk a attaqué mooy couronne bi te couronne bi dafa am ay plusieurs couches am na émail bi li nekk ci suufu émail bi moom la ñuy wax dentine après partie vitale bi li nga xam ne mooy dundal bëñ bi mooy pulpe dentaire moom la ñuy wax pulpe dentaire pulpe dentaire boobu tamit day dem ba ci racines yi émail bi bu demee ba ci racine bi dañ koy tuddee séma dentine bi tam day continuer ba ci biir racines yi léegi nag carie bi tissu bi superficiel bi lay njëkk a attaqué mooy émail bi boo ko fajulee mu évoluer dem ci dentine bi mun na ba foofu sax mun na bañ a am douleur boo fajulee
douleur yi commencé ñëw parce que day fekk ne muy attaqué partie bi nga xam ne mooy partie vitale bi mooy partie sensible bi léegi nag mun na évoluer dem ba ci racine bi te ku xam ne racine bi am na benn ci catu racine bi loolu la ñuy wax apex am na benn trou boo xam ne dafa relier wu parce que am na ay vaisseau am na ay nerfs relier wu à tous les organes comme cœur bi comme oreille yeeg yeneen partie organisme bi donc boo fajulee loolu yëpp mun na kii indil la ay lex yuy neewi wala mu indil la ay bouton ci sa signe loolu yëpp si ay kii la cancer nag moom mun na découler de là mais mun na nekk maladie bi nga xamante ne dafa ñëw rek nekk ci gémmiñ bi mun na nekk cancer bi nga xamante ni ci làmmiñ bi la cancer wu làmmiñ bi généralement dañ naan ñuy tox lu bari ak ñi nga xam ne dañuy utiliser alcool bu bari loolu lay gën a attaqué mun na nekk cancer boo xam ne ci gencive bi la nekk mun na nekk cancer bi nga xamante ni ci lex yi ci tissu mou yi daal wala ci lèvre bi mun na nekk itam cancer boo xam ni feneen la nekk mais mu jóge foofu ñëw évoluer comme ni ma ko waxee rek dent bi dafa am lu ko relier ak yeneen organisme par les vaisseaux sanguins donc mun na jóge feneen métastase loolu la ñuy wax métastase ñëw ci kii bi ñëw ci gémmiñ bi kon docteur mën nañu jàpp ne bëñ bu am kari bu ñu ko fajul mën na dem ba indil la yeneeni feebar ndax mën nga ñu limal feebar yooyu waaw mun na def cellulite mun na def ostéite donc avant loolu sax muy def cellulite wala ostéite feebar boobu kari bi boo ko fañulee day attaqué dentine bi moom la ñuy wax processus d'évolution donc carie émail la après carie dentine après mu def pulpite après pulpite bi mun na dem cellulite mun na dem gangrène mun na dem ostéite loolu mooy kii. waaw tey docteur gis nañu li yaa ngi doon wax rek ne balaa muy metti sax war nañu mën a dem ñu nemmeekul ñu suñuy bëñ ñu di ko seet périodiquement di prévenir li nga xam ne moom mooy carie bi waaye da ngay gis ñoo xam ne seen bëñ xëy na dina yegg foofu mais toujours ñu ngi jël ay garabu olof ñu naan la def ci sunguf nangam def ci karité dammal aspirine def si tey yooyu lan la mën a jural nit ki nga xam ne tey jii mu ngi koy def ci bëñam au lieu que mu dem dindi ko wala mu dem ñu traité ko. waaw surtout sama mbokk yi comme tout bon sénégalais yenn saa yi sa bëñ day metti yenn saa yi dañuy wax ne dañuy dem ci mocckat bi parce que man maa ngi bëgg a yàgg ci métier bi damay am expérience yooyu donc malade bi day ñëw ma ne ko pourquoi nga xaar ba heure bii ngay soog a ñëw mu ne parce que dafa am ku ma ko moccaloon yaa 2 mois wala 3 mois mu ne ma incha allah doo ko gis ma ne ko naka la ko moccale mu ne dafay wax ab mu jël pont dóor ci benn garab mu ne tant que garab bi waddul métit bi dootul ñëw ma ne ko est-ce que diir bi mu la ko defalee ak bi nga ñëwee nii bi bëñ bi mel ne nii yàgg na mat na 6 mois yi mu ne déedéet matul sax 2 mois ñeneen itam dañuy ñëw nga ni loo doon xaar ba heure bi nga dem ci doon def nepp-nepp su ma ci defee nepp-nepp mu sedd wala dama doon jël karité su ma defee karité bëñ bi di damate mais dama xëy suba rek sama kii bi néewi sama lex bi néewi donc loolu yëpp da nga après yow yaay revenir su ñoom ne leen bëñ kenn mënu ko faj ko yor chirurgien dentiste bi parce que boo ñëwee sax si cabinet dentaire di nga gis tout un tas d'arsenal donc déjà am na ñoo xam ne peut-être dañu ragal arsenal boobu benn chaise nii la lampe tim la ay bruit nag kan nga def peut-être loolu dañ koy ragal mais loolu rek moo mun a faj carie dentaire bu weesoo carie dentaire bi tamit mooy tartre bi parce que ku ñëpp xam nañ ne que nit ki dafay produire plaque li ñuy wax plaque dentaire benn tissu bu nga xamante ne day formé wu ci bëñ yi mais boo ko dindiwul boo dul brosse chaque jour wala chaque repas après chaque repas boo dul brosse affaire bi day ñëw day minéraliser wu parce que apport alimentaire yi apport ndox bi yëpp sel minéraux yi day tax loolu dëgër te tartre boobu dëgër noonu day évoluer di gas sa ciiñ di dem ba ci yax bi loolu infection la donc am na infection gingivale am na infection plus profond mooy infection parodontale. waaw léegi da nga wax ci say biir wax ba tudd li nga xam ne mooy brosse
tey dañu wax ne émission fàggandiku bi nag dañu bëgg sax benn bëñ bañatee metti wala bëñ bu tàmbalee metti ñu daal di ci teel a jóg tey naka la doomu aadama yi war a dunde ci wàllu pat yooyu ngay wax ak yan pat la ñu war a utiliser ngir nag mën a daw li nga xam ne moom mooy kari boobu. bon pat nit ki dafa war a utiliser pat ak brosse. am na ñoo xam ne dañ naan bu ñu utiliser pat dañuy am ay ciiñ buy metti wala dara mais je pense que question de tàmm la et ak question de pat bi ngay jënd parce que doo dem tam ci biti rek fekk ku lal ay patam ci naaj beeg ak ngelaw bi wala dara nga jënd ko efficacité bi mu waroon am parce que peut-être apportu soleil bi wala apportu leneen wàññi na kii bi donc boo ko patoo mën na la indi beneen gàllankoor mais pâte dentifrice dafa am Colgate baax na mais nga jënd ko fi nga ko war a jëndee Médiane baax na mais nga jënd ko fi nga ko war a jëndee ñun dentiste yi dañuy prescrire des pâtes médicalisées pâtes yi nga xam ne vraiment ça a été bien structuré comme Colgate Médiane mais dañuy utiliser yeneen pâtes yi nga xam ne c'est bien médicalisé yoo xam ne dañu lay bindal ordonnance ne demal pharmacie nga jënd ko brosse à dents yi tamit boo ñëwee suñu fekkee dañuy xool brosse bi nga xam ne approprié na ak li la jot ñu bindal la ko am na brosse yoo xam ne dafa dëgër am na boo xam ne dafa moyen am na brosse yoo xam ne dafa souple donc suivant gravité infection bi wala suivant gravité maladie bi nga am au niveau de la cavité buccale dañ la koy bindal. jërëjëf docteur ñu wax ne mbokk yi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu ku am laaj boo xam ne tey jii bëgg nga ko laaj docteur Ndeye Fatou Kébé Diop mën nga woote ci 88 628 05 05 88 628 05 05 kon defe naa ne dañuy wax fàggandiku moo gën faju bu fàggandiku gënee faju nag defe naa ne li nga xam ne moom mooy bëñ rawatina ci ndax defe naa ne àllarba bii ñu weesu rek woowoon nañ fi ñi nga xam ne ñooy def poose yi mais wax nañu bëñ solo bi nga xam ne moom la am ci dundu doomu aadama tey docteur da nga ñuy dellu si waatal rek ci soloy bëñ ci wax nga ko mais tey jii ki nga xam ne amul bëñ wala bëñam yëpp yàqu na tey lan moo mën a nekk gàllankoor ci dundam ci li nga xam ne moo jëm ci bëñ yooyu nga xam ne amu ko wala li nga xam ne moom mooy poose bi itam ndax gën na que nga gën a toppatoo sa bëñ yi nga xam ne moom nga judduwaale. effectivement nit ku amul bëñ moom xam nga sa lekk du neex wala nga toog ba sa bëñ yëpp yàqu wala sa bëñ yi di metti à tout moment xam nga doo mun lekk bu baax doo mun yëy te ñëpp xam nañ ne que boo yëyul bu baax ay constipation da lay dikkal constipation mun na indi hypertension mun na indi AVC cardiopathie sax wax nañ ne que am na bu nit ki manqué yenn un taux de benn nombre de bëñ am na 25% de chance am AVC donc bëñ dafa am solo ci nit su yàlla dem defee ba nga xamante ni dem nga ba perdre sa ay bëñ léegi da ngay am recours parce que sunu borom moom daf ñu bind saako mais wutal nañu tam yeneen alternative mais da ngay def poosé moom la ñuy wax prothèse dentaire bëñ bu la manqué da nga ko war a remplacer sauf dents de sagesse yi kenn du leen remplacer dents de sagesse yi mooy dents yu mujj yi kenn du leen remplacer parce que bokkuñu ci benn fonction mais si du loolu molaires yi canines yi incisives yëpp ak prémolaires dañ leen war a remplacer dañuy dimbali ci dagg bi ñi dañuy dimbali ci déchiré bi ñi dañuy dimbali ci yey bi donc il faut les remplacer pour avoir une bonne digestion léegi nag prothèse yi nee nga ma léegi que invité woon ngeen prothésiste yi prothésiste yi ñoom ñoo yore partie technique pour réaliser prothèse yi mais partie clinique bi chirurgien dentiste yi ñoo ko yore moo tax dañuy wax sunuy malade bu leen manqué bëñ bu leen ut lu yomb ba ngeen dem ci prothésiste mu defal la directement bëñ parce que y a des pratiques yi nga xamante ni chirurgien dentiste bi rek moo ko mën a def ci cabinet bi jëlloo ko
prothésiste bi pour mu confectionner prothèse yi. jërëjëf docteur Ndeye Fatou Kébé Diop kon mu nekk lu am solo bu fekkee ne tey jii bëñ li nga xam ne moom mooy feebar yooyu yëpp gàllankoor nekk na ci kon ñu gis ne rek toppatoo bëñ lu am solo la yéen ñi koy fajit nekk ngeen ci liggéey bu am solo wax nga ko nee nga ñuy jënd pat yi ak brosse yi ni mu ware bañ koo jënd rek ci mbedd mi loolu bokk na ci li nga xam ne moom mooy jàppale. mu mel ni dafa nekk am ku nekk ci ligne bi allo. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. soxna si maa ngi leen di nuyu. ñu ngi lay fay. di rafetlu émission bi am solo lool. ñu ngi lay jaajëfal bu baax. ma bëggoon laajte rek ci mbirum bëñ yi ngeen di wax. man dama am problème mu bëñ parce que suma bëñ. dafa jékki-jékki rek damm. après ma dem ci dentiste bi. mu ne ma comme ñu dindi benn côté bi parce que benn côté bi ci kanam rek moo damoon. ma yore ko lu yàgg mais bi ma ko demee def consultation après ñu dindi ko ma toogaat quelque temps après fi mu toll ci beneen côté bi ci kanam la beneen bi aussi daal di dañaat loolu du waaw loolu laa bëggoon mu gën ma leeralal parce que côté comme nii rek li mu waxee di brosse di jéem a fut teg ci sa gémmiñ loolu yaakaar naa doonoon naa ko def mais daal am naa problème mu bëñ fi mu nekk nii dama mujj sax dem remplacer bëñ yooyu léegi nag ban conseil la ma mën a jox ci loolu loolu la jërëjëf. waaw kon jërëjëf mbokk mi kon docteur ñoo ko déggandoo kàddu gaangoo. dégguma bu baax de j'ai pas bien entendu. waaw moom nee na dafa amoon problème mu bëñ. bi mu amee problème mu bëñam daal di fell. bi mu fellee mu dem ñu dindi benn bi. léegi nag bi ñu ko dindee ba pare beneen fellaat ñu dindi ko te nee na moom li nga xam ne moo jëm ci wàllu brosse yooyu yëpp mu ngi ci doon def kem kàttanam pour rek bañ a am feebaru bëñ tey nee na lan nga koy conseiller ci li nga xam ne nag mooy ñaari bëñ yooyu nga xam ne dindi nañu ko te benn bi moo felloon ñu dindi ko mu dem beneen bi fellaat ñu dindi ko. man li ma koy conseiller mooy chaque fois bu toogee 6 mois mais bu la dara jotul nga dem ci dentiste bi mu xoolal la nga fay consultation mu consulter xool bëñ yi yàqu parce que bëñ du xëy suba rek fell comme ça à moins que nga jël peut-être yàq yéey ko wala nga jël lu dëgër yéey ko mool day damm émail bi net à kii bi à nu mais li ma koy conseiller mooy muy dem ci dentiste une fois tous les 6 mois mu contrôler loolu la ñuy wax visite systématique. loolu moom la ñuy ñaax population yépp et même suñu maladie bu ñu ñëwee bu ñu leen traité ba pare dañ leen di jàngal naka la ñuy brosso dañ leen di expliquer ne que lan mooy importance su dem seeti chirurgien dentiste à tout moment parce que chirurgien dentiste la ñu mais parfois dañuy déceler cas de diabète nit ki day ñëw nga ne ko ŋaaŋal sama bëñ bi day metti nga ne ko ŋaaŋal mu ŋaaw nga gis ne que bëñ bi yolom na mais lu lay gën a attiré mooy odeur acide cétose bi nga laaj ko ndax da nga am diabète mooy la non nga def sa ordre nga def sa prescription bu mu dem defi analyse glycémie à jeun mais bu dellu see da ngay gis ne que kii c'est souligné en rouge donc c'est un diabétique lu nga xam ne c'est chirurgien dentiste bi moo ko décelé donc importance su dem ci chirurgien dentiste loolu mooy importance su dem ci chirurgien dentiste pour faire une visite ce qu'on appelle la visite systématique même bu la dara jotul. kon defe naa ne nekk na lu am solo waaye ndax tey docteur loolu dafay nekk toujours sama xel da ngay gis ñoo xam ne seen bëñ dinañ dem ba màgget du am benn problème nga gis ñoo xam ne nag seen bëñ dafa gaaw a yanq seen bëñ dafa gaaw a deñ loolu ci alimentation lay jógee ci bi mu nekkee xale lañ ko war a topp wala lan mooy dafa am carence wala lan mooy indi loolu am na ñoo xam ne macha allah seen bëñ lu ko dindee yombul da nga leen di gis ak seen bëñ yëpp ba ñu màgget am ñoo xam ne nag déjà xale rek sax seeni bëñ dafa gaaw a deñ wala seen bëñ gaaw a fel tey ci émail bi la ci dund bi la wala ci lan lay doon. en fait bëñ bi ça dépend ci lu tax bëñ bi di ça dépend ci lu tax bëñ bi di fell
ça dépend lu tax bëñ bi di yànq ça dépend parce que dañuy wax tout le temps ñun bi ñuy jàng ku ñu doon jàngal cardiologie daf ñu ne on n'hérite pas kenn du doon bëñ bu bon mais da ngay doon mauvaise hygiène mauvaise hygiène mooy manque de brossage ñàkk toppatoo sa bëñ mais carie kenn du ko doon donc am na lekk yi nga xamante ni day attaqué day ñëw jox la carie dentaire même ñun xale yi dañ leen di jox ay chips bu ñuy dem école mais lu nga xam ne day collé si bëñ xale bi da koy lekk mu yendoog moom toute la journée parce que école lay yendo borosewul te ñëpp xam ne gémmiñ naturellement dafa salte parce que dafa am ay bactéries ñuy bactéries commensales loolu bactéries commensales lañ ko tuddee loolu xam ne dafa nekk ci dundu gémmiñ bi donc te bactérie bi ak apport sucre bi ak apport alimentaire bi loolu yëpp boo ko boolee moom mooy attaqué émail bi donc xale bi bu yendoo école toute la journée nga jox ko chips nga jox ko tàngal mu yeeyu ko brossewul deful dara donc facilement day am carie dentaire loolu mooy indi carie dentaire yi am na maladie yoo xam ne tamit day tax sa bëñ di yànq comme je disais tout à l'heure maladie parodontale yi parce que lii téye bëñ bi lii relier bëñ bi ak yax bi loolu la ñuy wax desmodonte wala ligament alvéodentaire léegi bu ko carie bi attaqué loolu dafay dagg donc bu daggee loolu mooy yëngal bëñ yi donc moo tax ñuy wax ni tamit il faut aller voir le dentiste parce que on n'est pas épargné du tartre te tartre mooy indi affaire boobu boo demee seeti dentiste nga gis ne am na tartre def naa la nga def détartrage moo defee détartrage mu prescrire la pâte dentifrice ak bain de bouche là tu es peinard parfois même dina am aller au-delà parce que dina gis beneen infection boo xam ne causé ne par le tartre mu bind la antibiotique approprié. jërëjëf docteur dafa am loo xam ne dinaa ci dellu si wax nga ko mooy xale yi nga xam ne léegi gis nañu ne yaay yi yëpp ay liggéey amuñu jot xale yi bu ñu duggee 8h wala 9h ci école balaa ñuy wàcc 18h yaay ba jaar jël leen loolu defe naa ne dinañ ci waxtaan ba xool ñi nga xam ne itam ñooy téye xale yi ñu boole ci li nga xam ne aussi mooy santé bi nga xam ne moo jëm ci wàllu bëñu xale yi ndax wax nga ko amul kenn ku sa doom di jàngi te gisuloo ca saak ba lépp li nga xam ne sucré rek lay doon wax nga ko chips yaa ngi ci bonbon yaa ngi ci chocolat yaa ngi ci loolu la ñuy lekk suba ba ngoon te 18h la ñuy jóge école loolu defe naa dinañ ci ñëwaat léegi waaye it dafa am loo xam ne faw ñu laaj ko dafa bokk ci li nga xam ne itam seen liggéey la mooy ne am na ñoo xam ne du ñu bëgg a wekki bëñ am na bëñ fañ lay toll pour ñu wekki ko bëñ fan la mën a toll pour ñu mën koo defaraat parce que da ngay dégg ñu ne plombé tey ñu bëri ñu ngi jooy naan dama dem ñu defal ma plombé ma sama bëñ bi mais dafa génnaat dafa deñaat fan la ñu war a dem pour ñu mën ñoo plombé boo xam ne dafay jaar yoon bëñit fan lay toll boo xamante ne dañu koy dindi ak bëñ buñ ko dindiwulee yan conséquence buñ ko waree dindi te dindiwuñ ko yan conséquence la am ci yeneen bëñ yi ci biir génn am ñoo xam ne dañ plombage bi donc boo amee carie dentaire da ngay dem ñu nettoyer ko defal la pansement nga dellu si waat ñu plombé ko mais bu dañee da ngay delluwaat parce que bu ñu la plombé ba pare dañ lay wax il faut bu lekk ci côté bi tey toute la journée. Le temps que mu durcir donc si structure sanitaire chirurgien dentiste wala technicien supérieur en odontologie moom mun na def plombage parce que léegi tam dafa am ay rouillage doo ñëw rek xoos tuuti rek plombé mun nga soo ko tegee noonu mun na wadd mais li ñu jàngal mooy booy plombé bañ il faut nga def ay zone de rétention loolu chirurgien dentiste bi moo ko xam wala technicien supérieur en odontologie bi léegi bu weesoo plombage bi am na ñoo xam ne duñu bu carie bi demee ba attaqué partie sensible bi ma wax sànq loolu la ñuy wax pulpite donc là mun nañ rattrapé wu ñu dévitaliser ko donc dañuy defal injection dévitaliser c'est tout un tas de processus obturer ko soog a plombé mais chaque fois bu ñu la plombé lii après traitement boobu dévitalisation bu ñu la plombé dañ naan la bëñ bii kat fi mu nekk nii dundatul
donc lépp lu nekk ci moom dafa wow dafa sec donc moindre geste mun na damm ce qu'il faut faire mooy nga couronner ko mooy nga teg ci chapeau nga couvrir ko couverture boobu dina tax yenn ñam yi yu dëgër yi yenn kii du ko damm mais boo ko bàyyee noonu 1 2 mun nga lekk benn affaire mu damm bëñ boobu parce que bëñ boobu dundatul comme ni ma ko doon waxee léegi kii bi tam mun na évoluer dem ba def la benn genre taab ci biir kii bi mun nañ ko bañ a dindi parce que bu ñu dévitaliser ba pare dootuñu sax dévitaliser parce que loolu gàngan lay doon neer bi dundatul mais dañu koy def traité canaux yi fii neer bi doon jaar yépp obturer ko par li nga xam ne mooy hydroxyde de calcium bu ko defee hydroxyde de calcium mun nañ ko tëj foofu pendant 1 mois parce que hydroxyde de calcium bi day absorber abcès boobu ci nekk léegi boo ñëwaatee ñu nettoyer waat def suñu rajo de contrôle su fekkee ne loolu disparaître na ñu obturer ko normalement nga dellu si waat ñu defal la ko ñu plomber la ko dans ce cas aussi même processus bi la il faut nga couronner bañ bi pour que mu bañ a damm mais yenn saa yi da ngay dem nga am cellulite loolu mooy envahissement envahissement de tous les tissus environnants de la dent loolu moom vraiment bu ñu drainer ba pare dindi bañ bi rek moo ciy topp cas de force majeure la yenn saa itam nit ki ñëw ak couronne bi nga xam ne amul dara couronne bi dafa damm léegi ak infection boo ñëwee amatuñu fu ñu jàppandu pour defar la prothèse nii dara il faut ñu dindi bañ bi waaw donc c'est des cas de force majeure yi nga xamante ni il faut l'extraction de la dent. Docteur jërëjëf defe naa ne beneen laaj bi dina nekk laaj boo xam ne askan wi ñuy déglu bëgg nañu ko xam mooy rek li nga xam ne dafa jëm ci wàllu jabet ku nekk xam na ne jabet fi mu toll nii bari na te ñu bari ñoo xam ne dañu amee jabet dañuy ragal sax dindi bëñ tey diabétique yi ndax mën nañoo dindi seen bëñ te duñu am benn gàllankoor. Absolument parce que sa bëñ bu infecté sa taux sucre bi du wàcc day jéeg ñun boo ñëwee ci ñun ci consultation bi enfin benn phase bu nga xam ne mooy phase interrogatoire bi donc bu ñu la laajee ndax am nga diabète am nga tension am nga yeneen maladie boo ne da nga am diabète ñu ñëw gis ne infection bi sa gémmiñ metti na dañ lay laaj diabète bi fan la ban toll soo xamulee ñu dinañ la bindal ordonnance gaa antibiotique approprié ak yëpp mais dañ lay defal tam benn bulletin pour que nga mun a dem defi benn analyse nga ñëwaat donc diabétique warul ragal dindi bëñ diabétique warul ragal def détartrage parce que diabétique yi ju ci bëri dañuy am maladie parodontale ndax suukar bi mooy dugg ci biir di togg donc waruñu ragal faj bëñ waruñu ragal dindi bëñ waruñu ragal def détartrage. jërëjëf docteur dañuy dellu si rek wax nga ko kon ñi nga xam ne dañu am diabète te ragal lool li nga xam ne moom mooy dindi bëñ defe naa ne docteur dalal na xel yi wax na ne mën nañoo dindi bëñ waaye dina am rek loo xam ne dinañ ko saytu balaa ñuy dindi bëñ boobu ba nga xam ne duñ ci am benn gàllankoor da nga ñëwoon ci partie bu am solo maanaam xale yi tey wax nga ko nee nga li ëpp ci suukar si dafay indi li nga xam ne moom mooy ay kari te nit ñi tey gis nañu ne Sénégal est-ce que du loolu sax moo yokk toowu ñi nga xam ne tey jii ñu ngi màggaale ak li nga xam ne moom mooy ay kari ak ay problème mu bëñ yéen doo lekk li nga xam ne moom mooy suukar balaa ngay ñibbi sa kër ngoon boo tasee yaay bu sàggan ba mel ni man wala maam bu sàggan ba mel ni man du la wax sax demal brosse wala xëy na balaa nga koy def ba tëdd lay doon wala suba ba suba tey ndax yaakaaroo ne jot na nag tey sensibilisation yi dem ci ñi nga xam ne tey jii ñoo yore préscolaire yi ak ñoo yore tout tànk yi ci fi nga xam ne moom mooy école yi. waxoon naa ko sànq nekk association nationale des chirurgiens dentistes du Sénégal amicale des femmes chirurgiens dentistes la division de santé bucco-dentaire le syndicat des chirurgiens dentistes ñoom ñëpp dañuy œuvrer dans la sensibilisation
et puis lu ci ëpp dañuy dem ci école yi école primaire yi comme préscolaire yi ci la ñuy dem di def ay consultations gratuites mais di sensibiliser non seulement les enseignants mais aussi di sensibiliser élèves yi dañ leen di may brosse di leen may pat donc je pense que liggéey boobu ñu ngi ci léegi nag feedback bi ñi nga xam ne ñoo nekk ci école yi ñoo ko yor ak ñi nekk ci daara yi parce que dañuy dem au fin fond du Sénégal ci daara yi ci école yi ci structure préscolaire yi chaque fois ngeen dégg ay ñuy annoncer ay consultations gratuites quelque part donc et chaque fois buñ koy def parce que surtout ANCDS on est en partenariat avec Colgate dañuy indi yóbbu ay pat ak ay brosse ku ñëw consulter wu ñu may la pat ak brosse jàngale nooy brosso ak bu pat bi jeexee da nga ko war a jëndaat brosse bi bu demee ba tollu yenn état yi da nga ko war a changer parce que quand même am na brosse yoo xam ni ay 1000 francs lay jar ay 500 donc ça peut être à la portée de la population. jërëjëf docteur ñu wax nag bu fekkee ne li nga xam ne dañu wax émission fàggandiku ni ñuy fàggandikoo ci bëñ li gën a am solo tey mën nga ñu ci limal rek ñaar wala ñett ci fàggandiku bi nga xam ne daal di nga mën a mucc ci kari wala boo ci muccul it à 100% bu amee dinañu ci mën a teel a jóg. mooy ngay brosse ngay toppatoo sa gémmiñ. ñaata yoon par jour ak yan heure. waaw normalement c'est 3 fois par jour. 3 fois par jour après chaque repas am na ñoo xam ne dañ leen di gis dañuy brosse balaa ñuy ndékki bu ñu ndékkee ba pare naan seen ndox dem mais suukar baa ngi fa toog les débris alimentaires yaa ngi fa toog donc nga dem liggéeyi toute une journée loolu ak bactéries yi wax naa ko léegi ñu commencé togg di envahir tissu bi di ko détruire émail bi à bas bruit donc il faut avant c'est le brossage c'est après chaque repas après le petit déjeuner après le déjeuner ak guddi surtout balaa ngay tëdd moom il faut impérativement ñu brosse parce que mun nga reer ba pare brosse mais nga toog ci ba ci biir digg guddi bi nga ni xaaral ma lekk tuuti balaa muy tëdd comme ñun surtout sénégalais yi dañu tàmm bëggu lekk après bu ñu reeree ba pare naan ay fondé wala ñu lekk ay cereek meew affaire yooyu donc bu ñu defee loolu ba pare ci la ñu war a brossage guddi bi moo ëpp encore importance ci kii bi. jërëjëf docteur kon mu nekk lu am solo wax nañu ko ñetti yoon la ñu war a brosse mais bu fekkee ne lekk nga ba pare nga war a brosse defe naa ne foofu lay amee effet rawatina nag mango ju bëri ji nga xam ne tey jii boo jëlee 5 sénégalais am ñeent ñi dinañ macc mango balaa ñuy tëdd mu ànd ak ay caasam ànd ak yëpp wax nga ko dinañu wax nan la ñuy brosso ndax defe naa ne ñu bëri wax nga ko sànq nee nga dañuy wax ne brosse bi daf leen di agressé dafay yàq seen ciiñax yooyu xëy na nañ koy defee moodul noonu waaye tey boo ko mënee wax du lu ñuy gis mais boo ko mënee wax tuuti rek askan bi nga xam ne tey ji ñu ngi ñuy déglu mën cee profité tuuti donc technique loolu mooy technique de brossage brosse bi booy brosse doo tooyal brosse bi dangay et puis brosse à dents da nga koy couvrir da nga koy protéger surtout partie bi nga xamante ni moo am poil yi mooy brosse bi de exactement boo ñëwee doo ko tooyal da ngay étaler pâte bi soo étaler pâte bi nga étaler ko ci gémmiñ bi yëpp ci bëñ yi ci gencive bi ci làmmiñ bi nga commencé nag bay brosse da ngay dem du rouge vers le blanc mooy nga commencé ci ciiñ bi di wàcc ci bëñ yi après tamit da ngay ubbi gémmiñ bi def même chose du rouge vers le blanc ci palais bi kii mais boo yegsee ba ci molaires yi ak prémolaires yi am na benn façon boo koy defee da ngay jël brosse bi mel ni ku koy tourner tuuti parce que foofu bëñ yooyu dafa am particularité dafa mel ni dafa am ay creux donc loolu kii yi mun nañ fa loger lekk yi donc boo defee mouvement de rotation yooyu di nga mun a génn kii yëpp soo paree nga génne làmmiñ bi tiire ko nga brosse lex yi ak face interne lex yi loolu yëpp da nga koy brosse loolu mooy technique de brossage du rouge vers le blanc en interne ci biir comme ci biti
nga brosse làmmiñ bi boo paree loolu ba pare da ngay jël sa brosse nga mel ni kuy mayonnaise loolu da nga koy def ci molaires yi ak ci prémolaires yi. jërëjëf docteur xam naa ne duñu wax ak sax ñi nga xam ne xëy na dañu am kari rek te metteegul waaye képp koo xam ne rek xëy nga sa bëñ di metti defe naa ne balaa ngay tëdd ci lal faaw nga gis li nga xam ne moom mooy docteur yi nga xam ne ñoo koy dindi kon ñi ñuy gën a waxal rek mooy ñi nga xam ne tey jii war nañu 3 weer ba juróom benn weer yu nekk ñu dem seeti li nga xam ne mooy seeni bëñ kon docteur dañ lay bàyyee kàddu gi rek nga wax ñu ku la bëgg a gis fan la lay fekk ak it lan ngay dénk li nga xam ne mooy askan bi ñuy déglu. waaw man maa ngi tudd docteur Kébé Diop Ndeye Fatou Kébé Diop donc maa ngi liggéey hôpital général de Grand Yoff donc du man rek maa fa nekk am nañ fa ñeneen am na fa yeneen chirurgien dentiste yi te ñun dañuy consulter du lundi au vendredi am na ay suñu soxlaa tamit ci guddi bi mais c'est des cas particuliers mara détaillé ay ñu def accident affaire yooyu boo demee service urgence bi dañuy woo ñu ñëw. dañuy woo ñëw quelle que soit l'heure. donc lu may ñaaxaat tamit mooy population bi ku ci sa bëñ metti ngir yàlla bu leen jël ibuprofène d'emblée parce que anti-inflammatoire la anti-inflammatoire day propager infection bi day tax gémmiñ bi muy indi ay néewi donc boo jëlee antalgique simple par exemple paracétamol bu fekkee allergie ko le lendemain nga dem seeti chirurgien dentiste bi d'autant plus que léegi am na ñoo xam ne chirurgien dentiste yoo xam dañuy def 24 heures sur 24 donc boo tapé chirurgien dentiste 24 heures sur 24 di nga xam kan moo ban côté la nekk ak ban côté rek boo fa demee ci guddi gi à tout moment di nga gis chirurgien dentiste bu la mën a faj mais ñun daal ñun ak sunu équipe ñu ngi hôpital général de Grand Yoff boo ñëwee on travaille de 9h à 17h boo ñëwee dinañ la jël nañ la consulter def liñ ci war a def incha allah. nit ñi dañuy xalaat bu ma demee hôpital damay fay lu cher aw ma xaalis sax yooyu ndax li nga xam ne moo jublu ci fajum bëñ boobu ndax yaakaar ngeen ne jafe na wala poche askan bi mën nañ ko dégg. ñu de ñun nag ci hôpital général de Grand Yoff boobu jafewul torop parce que bi ñu ñëwee en 96 man ak professeur Soukey Diatine dañu ñëw ñu xool environnement bi ñu xool environnement socio-économique bi. ñu ne que ñun ñu ngi fii ci Grand Yoff au cœur de Grand Yoff donc bourse yi yamuñu léegi ñun dañuy wàññi suñu tarif yi. bu fekkee amoo imputation amoo lettre de garantie amoo benn couverture. boo ñëwee 2000 francs ngay fay consultation. boo fayee consultation ba pare nag ñu soog la facturer acte bi mun nga pour dindi bañ 5000 francs la autre chose tamit ñu wax la ñaata ngay fay. donc ça peut être à la portée de tout le monde ndax bu doon ñëw rek ñu dindil la bañ ci saa si boo ñëwee ak sa 2000 francs nañ la consulter seddal li lay metti ba pare ñu jox la rendez-vous booy ñëwaat nag pour dindi bañ bi par exemple pour dindi bañ bi ñu ne la da ngay indi temps parce que tamit structure sanitaire la y a des produits qu'il faut acheter donc c'est une gestion parallèle. docteur da nga wax loo xam ne dafa génnoon sama xel defe naa ne xale mag ñi sax am nañu ci jaar ñëw am sa métit ñëw ne dama bëgg a wekki sama bëñ ñu jox la garab mu sedd guy nga daal di fa jaare dootoo fa rombaat dina wéy wala du wéy. loolu kenn du wéy ndax bu effet garab bi jeexee mën na durer sax 2 semaines 3 semaines ba 1 mois da ngay xëy suba rek mu am mel ni dañ la pes loolu la ñuy wax réveil infectieux affaire bi day dellu si waat donc tu es obligé de recommencer à zéro da ngay ñëwaat fay consultation soo ñëwee ñu bindaat la yeneen garab xam nga loolu manque à gagner la pour yow mi nga xam ne joxoon nañ la rendez-vous te ñëwuloo. docteur ñu ngi lay jaajëfal bu baax ñu fàttali leen rek ne seen émission fàggandiku tey docteur Ndeye Fatou Kébé Diop la ñu ci invité woon
waxtaane nag ci lépp li nga xam ne rek dafa lalu ci wàllu seen liggéey ak feebar yi nga xam ne dafa ñeel wàllu bëñ yi moom nag hôpital général bu Grand Yoff la bàyyeekoo di wax nag ne li nga xam ne moom mooy bëñ askan bi nañu ci taxaw bu baax ñu fàttali rek ne mooy 4e fléau yi nga xam ne nag dafa sonal ci feebar yi sonal askan wi te bëñit nekk loo xam ne am na solo lool ci dundu doomu aadama ndax bu fekkee ne yàqu na feebar yu bari mën nañ caa jóge tàbbi ci sa yaram kon ñu koy jaajëfal bu baax rek di leen jox dig daje ba beneen yoon di wax nag askan wi li nga xam ne dégg nañu ko ci émission bi ñu dégloo ko xel rek bañ koo dégloo xol di leen jaajëfal bu baax di jéggalu bu fekkee ne njuumte am na di jaajëfal bu baax it Bachir Cissé mi nga xam ne moo ñuy fare ci wàllu xarala gi di delloo njukkal bu baax ki nga xam ne moom mooy docteur ak ñoñam yi nga xam ne ñoo nekk fee ca hôpital général bu Grand Yoff. moom jàngoro ji amul góor amul jigéen bu ñëw ci yow moom du la tàggoo waaw nañ bare moom ndax ñu mën ko waaw. Faggandiku di émission bu leen rajo Afia FM di digtal àllarba bu jot bu juróomi waxtu jotee ci ngoon jàpp juróom benn xoddiku ci bi nga lakkaleegul di lu wóor teel a jukk ci wàllum pàcc ci boo yëgee tawat di li gën faggandiku di dalal ay waxtaan yu am solo jëm ci wàllum wérgu yaram ngeen di ci ànd ak seen xarit Fama Diang wér-wérle amul njëg. moom jàngoro ji amul góor